Jafandun tumaya boti la ñaanal iyo yaay xareru dara piki no bin yaay ramatu de kay na wando don warulu tontu jërë ngeen jëf mbokk internet sans limite SN ñu ngi leen di dalal jàmm ci seen chaîne préférée di am mbégte ak kontaan te di leen retrouver tey nag ñu ngi dalalaat ki nga xamante ne moom mooy Seydi Diallo ñu gën ko miin ci Ndiaye Dragon ngir waxtaan ak moom ci lu jëm ci wàllu politique waaye aussi ci actualité xëy na duñu guddal trop dañ koy bàyyi mu nuyonteeg waa Sénégal Ndiaye ñu bàyyi la nga nuyonteeg waa Sénégal. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ne namoon naa leen. di dellusiwaat rek bëgg a wax ak yéen ci li nga xam ne lii mooy wàllu xew-xewu jamono daal bismillah. Lumière du Sénégal. Bienvenue dans le monde de la lumière et de la décoration lumineuse. Notre showroom spécial vous propose un large choix d'éclairage direct, indirect, des lampes de bureau, d'éclairage de plan de travail, des lumières et décorations pour vos maisons, bureaux, salons, salles de bain et cuisine avec de magnifiques spots d'intérieur et d'éclairage mixte ou d'éclairage directionnel. nay leer lamp yi ñu am kenn amu ko li ñu am ci éclairage mënoo ko gis fenn. boo duggee ci suñu showroom da ngay yaakaar ni yaa ngi dans la ville lumière te yaa ngi fii ci réew mi fii ci Sénégal bu leen fàttali dañoo am ay applique murale am ay bandeaux lumineux mënee nañu du plafonnier au ras du sol lumière indirecte et décorative que dire du luminaire l'abat-jour qui produit un éclairage décoratif par le biais de jeux d'ombre et de lumière du Sénégal ñoo ngi leen di xaar am ay njëkk yoo xam ne mënu leen ko am fenn ñi ngi nekk rue 22 angle 21 face boulevard Gueule Tapée téléphone 33 822 21 70 35 Petersen avenue Émile Badiane 33 842 65 61 avenue Lamine Gueye angle Ngalonou Diouf 33 822 25 37 la lumière du Sénégal votre partenaire de confiance. ñu gis ne aussi Ndiaye tey daf ñoo dikkee yeneen facette xëy na ñu gis ne tamit bëgg na wax ci li nga xamante ne moom mooy aspect politique waaye itam li ko ñoŋal torop day dellu ci ville de Guédiawaye ñu bëggoon a xam intérêt boobu noonu fan la jóge. waaw boo xoolee xam nga dama naan Guédiawaye ñun fa la ñu juddoo fa la ñu yaroo fa la ñu màggee daanaka mën nañ ne yëngu-yëngu bu fa am rek war nañ ci mën a wax sunu xalaat waaw en quelque sorte daal moo tax daal ma dellusiwaat bëgg a waxtaan ak askan wi ci fànn woowu. xëy na Ndiaye suñu première question de dellu si leneen mooy que ni ndax dafa am loo xamante ne nii gis nga ko ci ville de Guédiawaye loo xamante ni peut-être war nga koo mën a wax di ko rafetlu wala di ko ñaawlu. waaw boo xoolee am na fa loo xam ne lii mën nañ ne ça va mais am na ci loo xam ne lii mën nañ ne ça ne va pas parce que boo xoolee Guédiawaye guddi ñu toll nii man ni muy doxee. rafetluwuma ko daal parce que boo xoolee ci côté politiciens yi aussi moo tax may wax parce que daanaka boo xoolee dafa mel ni dañuy jaay seen bopp dañoo sàmm seen bopp daal di ko jaay te loolu li ko yokk indi mooy politique bu bees bi ñu adopté ci Sénégal rawatina Guédiawaye ville de Guédiawaye ci aspect boobu man peut-être moo tax ci fànn boobu ñu dugg ñoom moo tax man politique bi sawaruma ci sentiruma ci suma bopp moo tax bëri na ci ay woote yoo xam ne yi duma ko wuyu ci parce que gëw ma ña ca nekk boo xoolee ku mel ni yenn responsable yi nga xam ne yi ñu ngi à l'intérieur de Guédiawaye am na fa ñu nekkoon ci ay jamono mu am ñoo xam ne ñi dañ leen doon jàppale ci kaw jàppale bi da ngay gis ba ci yàgg mu mel ni dafa am problème mu intérêt bu nekk à l'intérieur nekkatul daal conviction politique bi mais problème mu d'intérêt personnel moo fa nekk ngay jàngat nit ñi mu mel ni daal ku falu rek dañuy daw rek lang sa gannaaw bëgg lu ñu lekk bëgg lu ñu koppartu te boo xoolee tamit ci beneen côté
waa ja nga xam ne nii moom tamit moom la ñu topp ñoom di ko jege di ko swear daanaka daal mën naa ne presque di ko jaamu daal en quelque sorte muy Aliou parce que man j'ai eu l'opportunité peut-être jàppale ko tuuti ci wàllu politique mais man bi ma demee ba xool affaire yi ma gis daal mi ngi doxee ci beneen anam ci laa jël recul toog di seetaan mais jàngat bi ma ci amee ba fi mu toll nii xam naa ne yoon wii ñu jël baaxul te du yoon woo xam ne bii wu ñuy jëmale kanam parce que bu fekkee ne yow tey jii amatul conviction amatul dara amatul lii na baax amatul dara mën naa seet rek lu ma def sama poche ak nu ma ko mënti amee parce que boo xoolee ku mel ni Malick Gakou ñu bari jóge nañ ci moom transhumé dem fekki Aliou ci loo xam ne lii ay nit ñu bees sañu mu mel ni ànd beeg waa ji du woon dëgg ay waxu naxa saxandang la woon ay waxu caaxaan la woon daal en quelque sorte man mën naa ne tey su may wax peut-être parti au pouvoir laa war a gën a mën a jàppale parce que daanaka ci benn wàll fa la bokk mais nag aussi bu dëgg jibee nañ ko wax rek te yàlla tax te ñu jàppalante rek te yàlla tax mais ni muy doxee nii baaxul te bu ñu toogee continuer di seetaan ni affaire bi day gën a garaw parce que damay gis ne des fois ci yenn fee yi da ngay gis nit ñi day am benn fee bu am ñu war ci wax ñu koy masquer ak leneen ñu jéem a créer benn affaire pour masquer ko ak leneen man bi ma ci fi waxee am na benn déclaration bu ma ci jot a dégg ci benn waay bu ci wax intervention bu mu def ne coowal dragon fayul riirum pétrole kooku may leen di xamal ne rek man jéemuma protéger kenn jéemuma dimbali kenn ci ay problème am peut-être que ñu seet nu ñu résoudre problème bi mais képp ku def na la yoon teg loxo teg la fa mu la war a teg parce que ñi fi def yoon daf leen teg loxo teg leen fa mu leen war a teg kon keneen ku def aussi na la yoon teg loxo teg la fa mu war a teg du dëgg nag benn yoon du dëgg benn yoon ci ñu ñoŋal ñi wàccee ñi man nag jàngat boobu rek laa ci jot a am moo tax daal man mënuma ci sori daal en quelque sorte daal te leen xamal ne daal Géejawaay ci wàllu boppam ci biir juróomi maire yi ñu fa am ci biir juróomi parce que boo xoolee y a 5 communes d'arrondissement am na benn maire boo xam ne bii moo jiite département bi mais am na ñaari maire yu nekk Géejawaay yoo xam ne yi man bu doon suma sago bu ma waa Géejawaay déggalee dañ leen di écarter ci course bi non mënaguma ko wax parce que dafa am lu ma tënk parce que ñooñ dama am lu ma jàngat ci ñoom am ay faits yu ma jàngat ci ñoom depuis des années ma toog di leen observer à distance mais xam naa ne du ñoom ñooy jëmale Géejawaay kanam du ñoom ñoo ñuy dimbali du ñooñu peut-être fan yi di ñëw ci yeneen i waxtaan dinaa leen wax ñan kan ak kan la pour ngeen xam daal. xëy na Seydi ci say wax dañoo dégg ne doon nga jàppale ki nga xamante ne moom mooy Aliou Sall ci politique am ndax mën nga ñoo leeral foofu noonu maanaam naka nga doon jàppale. waaw boo xoolee ci côté jàppale bi comme da doon soog a ñëw Géejawaay soxla woon na ndimbal soxla woon na ko jàppale te aussi boo xoolee Géejawaay man dama naan ñun dañu manqué ay leadership parce que boo xoolee benn Gakou nga fay dégg à part ça benn Lat Diop ñeneen ñëpp dañuy làqatu ci ginnaaw di wut lu ñu def seen poche bëgguñu ñemewuñu feeñ daal en quelque sorte quoi xam nga dañu mel ni dañu ragal responsabilité doo xam lan la daal xam nga moo tax bi ñu fiy indi benn slogan boobu naan dëkku fi benn moment mooy bi muy ñëw Géejawaay parce que wax jooju du mën a am doole parce que du moment ay ka waroon taxaw défendre ñu jamono boobu muy Gakou te waroon toog ci kanam taxaw défendre ñu moom dafa wëlbatiku des ci ginnaaw en fin de compte ma ne lii lan la parce que ñun bu fekkee ne tey jii ñun mënuñu jiite suñu bopp peut-être keneen ñëw jiite ñu et surtout ñu avancé man après jàngat boobu laa ci am ma dem jàppale ko ñu avancé bi mu jëlee tamit maire bi
boobu léegi bon peut-être mën naa ne liñ fi jot a gisee bariwul te daanaka mën naa ne gëj nañu gisee ba campagne bi mujj am gise nañ ci mais du gisee bu tax ñuy wax daal xam nga parce que daanaka jotaay rek lañu bokk daal xam nga en quelque sorte jotaay tout court waaw di leen xamal ne daal que ne ñu bàyyi xel géejawaay gi ñu bokk ñu jëm ci doxal njub tey jubal parce que lu am solo la daal ñun lu ma ñor la nag parce que géejawaay ku ko wokku rek ma xuri la parce que fa laa juddoo fa laa màggee fa laa yaroo suma lépp fa la nekk suma vie la daal en quelque sorte ni muy doxee guddi yu ñu toll nii man neexuma daal neexuma te man bugguma ko daal bugguma ko en quelque sorte waaw bugguma ci nag di gën a développer parce que xam naa ci lu bari daal lu bari loo xam ne li mën naa ko fii ma toog mais ñamay waxal xam nañ seen bopp man miy wax xam naa te am na ñoo xam ne ñi xam nañu ñoo xam ne ñi bokkoon dañoo ñoom làng gi xam nga am na ñoo xam ne ñu ngi woon ci biir am na ñoo xam ne ils étaient à l'écart boo xoolee tey au sein de Benno Bokk Yaakaar dafa bëri ay frustration xam nga ñoo xam ne ñi vraiment ba léegi ba jusqu'à présent ba fii may waxee yow dañuy ñëw des fois nga croiser ci nit mu lay ñaxtu boppam di la wax boppam mu mel ni ku réer en quelque sorte amatul ku mu waxal départ bi mi ngi doon gis leader yi mais dañu dem ba ci yàgg ku ci nekk da nga séddu rek ne mes mu mel ni gars yi loolu moo taxoon ñu taxawal seen affaire bi daal bu ñu paree rek après ñu paccoo ku nekk làqatu sa ruux ñi ci jox ay poste de responsabilité yépp amuluñu benn njëriñ Guédiawaye amuluñu leen benn utilité xam nañ ma xam naa leen bu baax li tax ma toog fii di wax man xam naa li may wax bu baax et ñoom ñëpp dama leen di défier su leen neexee ñu ñëw toog émission ñu toog waxtaan bugguma nag citer seeni tur mais xam nañu man xam na loolu moo tax man politique bi man sawaratuma ci waaw loolu daal laa ci mën a wax ci gàttal li ci des xam naa ne ultérieurement dinaa ci gën a xuus daal ñu gën ci waxtaan daal. xëy na foofu leer na ñu gis ne tamit Ndiaye ay préoccupation dafay dellu ci gestion mairie Guédiawaye justement Guédiawaye ci boppam lan moo doonoon problème bi foofu exactement maanaam Guédiawaye dëkkuwaay bi yan problème ngeen boo xoolee Guédiawaye mën naa ne presque daanaka booy xool ci wàllu éclairage yenn zones yi daf ko manqué xam nga boo xoolee ci lu bëri lu ñuy intervenir ci affaire show la ñuy intervenir lu ci ëpp affaire show yi quoi mooy li nga xam ne lii c'est trop visible mun ci ñàkk bañ a intervenir ñu intervenir ci presque mën naa ne ci yooyu rek waaw ci yooyu la ñu nekk problème insécurité bi dañ ci wax ba mujj bi daanaka dañ ko jël tegee ko de côté parce que comme dañ wax ba sonn daanaka gars yi amuñu ci ndimbal amuñu ku leen ci dimbali ñu préféré rek noppi jàpp ci yàlla daal xam nga moo tax côté boobu daal duñ ci xaw a sori ñoom xam nañ la leen war nañ ko jéem a def ñun xam nañ li ñu war ñun tamit nañ ko doxal waaw mais boo xoolee ci biir daal dafay mel ni ay waxaat di waxaat da ngay topp benn wax di wax ba finalement daal la nga ca bëgg doo ko am xam nga dafay mel ni rek dañuy xaar benn affaire ni bëm ñu soog a daw wut ay kii xaw a tappal xam nga mais du ñu agir à temps daal en quelque sorte xam problème insécurité bi ñi ngi koy wax depuis des années mais musuñu ci kii dañ ciy xaw a bu ñu ñuy waxee wax ba ñu xaw a tiit tuuti dañ ciy xaw a cof tuuti rek bu nit ñi fàttee ñu daal di nëbbuwaat nekkaat ci seen yeneen détails xam nga loolu daal laa ci xam naa ne peut-être que bu ci nit ñi toppee di wax nii peut-être bu dul ñoom mën na am ku ñëw soppi ji mbiri incha allah. xëy na dañuy desandi ba tey ak yow ci aspect politique notamment lu jëm ci wàllu Guédiawaye ñu gis ne tamit dañoo doon dem ci élection locale ni ci décembre mais yàlla def ñu reporté ko à une date ultérieure ñu bëggoon a xam foofu noonu comme mairie Guédiawaye bi actuellement Aliou Sall moo ko yor mais que ni ñu ngi dem ci élection locale foofu kan ngay jox favori wala gis nga keneen koo xamante ne war na diiranteel mbagg ki nga xamante ne moom mooy Aliou Sall pour jël mairie bi. moment bi mën naa ne peut-être moom bu demee mën na jëlaat mairie bi
parce que xam nga lu tax mooy li ma la wax léegi rek ne la Géejawaay dafa bëri ni ay ñoo xam ne ay intellectuels yoo xam ne amuñu fit dañu ragal te benn 10 000 francs tax na leen rangé wu wala benn cër bu ñu leen sédd tax na leen rangé wu mooy ñemewuñu challenge quoi mooy que ne aw ma dara kiiwu ma dara dinaa wuti lii ba jot ko ñemewuñu loolu ñoom il suffit nga jox leen benn poste bu ndaw rek ñu rangé wu man loolu laa fa gis daal. mais yaakaar nga ni population Guédiawaye ci boppam ñoom bëgg nañ ki nga xamante ne mooy Aliou Sall. du question bëgg ak bañ xam nga bu fekkee ne tey booy jongante da nga am koy jongante wala booy bëri dafa am koy bëreel mais boo amul kenn koo bëreel mais yaay jël ko ba dem peut-être moom bu amoon candidat bu nekk à la hauteur wala bu am fit jongante ak moom ñu mën a wax. mais man ci ñi ma gis ñëpp da ngay gis ñu xaw a show tuuti bu ñu demee ba ci cappaandaw ga ñu rangé wu ci ginnaaw mu mel ni ñoom ñëpp daal c'est des gens corrompus muy ci ka nga xam ne kii administrateur civil baak muy ci ay directeurs yaag muy ci ñoom ñëpp ku ci nekk bu bëreet rek nga am boo doxee ba ci yàgg rek dafay mel ni dañ naan la toogaatal nga toog. muy wane daal ni ñun daal fële Géejawaay dafa mel ni ñun daal bëgguñu dara dafa mel ni ñun ñi fa dëkk bëgguñu dara dañu bëgg rek ñu ñuy jiite mais ñun bëgguñu jiite dara te boo xoolee ci biir wóolonte wuñu en quelque sorte loolu tamit bokk na ci li ñu sonal waaw bokk na ci li ñu gàllankoor tamit moo tax ñun jiite ñu jafewul waaw parce que bu fekkee ne dafa am mbër mooy jonganteel mais amul mbër mooy jonganteel amul. Lumière du Sénégal. Bienvenue dans le monde de la lumière et de la décoration lumineuse. Notre showroom spécial vous propose un large choix d'éclairage direct, indirect, des lampes de bureau, d'éclairage de plan de travail, des lumières et décorations pour vos maisons, bureaux, salons, salles de bain et cuisine avec de magnifiques spots d'intérieur et d'éclairage mixte ou d'éclairage directionnel. nay leer lamp yu ñu am kenn amu ko li ñu am ci éclairage mënoo ko gis fenn. boo duggee ci suñu showroom da ngay yaakaar ni yaa ngi dans la ville lumière te yaa ngi fii ci réew mi fii ci Sénégal bu leen fàttali dañoo am ay applique murale am ay bandeaux lumineux mënee nañu du plafonnier au ras du sol lumière indirecte et décorative que dire du luminaire l'abat-jour qui produit un éclairage décoratif par le biais de jeux d'ombre et de lumière lumière du Sénégal ñoo ngi leen di xaar am ay njëkk yoo xam ne mënu leen ko am fenn ñi ngi nekk rue 22 angle 21 face boulevard Gueule Tapée téléphone 33 822 21 70 35 Petersen avenue Émile Badiane 33 842 65 61 avenue Lamine Gueye angle Ngalonou Diouf 33 822 25 37 la lumière du Sénégal votre partenaire de confiance. mu mel ni aussi foofu leer na mais question bu ñuy tëjee aspect politique bi ñuy waxtaanee mooy troisième mandat Macky Sall dégg nga ci ñu ciy wax fan yii yëpp la moo ci sa xalaat bu gàtt rek. mën naa ne daal. xam nga gars yi des fois dañuy toog di nelaw gis nga opposition bi ba bëri ay tokaar ñoo xam ne ni médecin après la mort la ñuy def du ñu anticiper problème yi gis nga mën naa ne ca premier mandat ba ñu koy gagné réew mi tout ça ba ñuy di waaj a entamé deuxième mandat bi gars yi ñu ngi doon boros ne waa ji defagul premier mandat xam nga ca at yooyu defagul premier mandat kon muy mel ni dafa bëgg wax ji dafa bëgg a leer fi mu toll nii mu mel ni dañu bëgg indi que ne waa ji bii mooy premier mandat te pourtant ñu ngi ko doon boros jamono yooyu mag ñu di ko waxtaanee ci keppaar yi boobu ñu ngi dem rek at yee ngi dem waa ji entamé deuxième mandat gagné ko ci premier tour léegi bi mu gagné nag ba installé wu ci la seen xel nag daw li mag ñu doon waxtaanee ci keppaar yi ñu bëgg nag naan non waa ji du fi amee troisième mandat man ban jàngat laa ci am waa ji en quelque sorte
daf leen xaw a sut tuuti ci politique man jàngat boobu laa ci am daf leen xaw a raw tuuti bu ko bëggee da koy jël ci kàttanu borom bu ko soxlaa da koy jël xaw ma mu bañ ko bëgg parce que boo xoolee ñun opposition bi actuellement chef opposition Idriss Seck la parce que boo xoolee dañu naan képp ku topp ci élection yi mujj ci ginnaaw ko jël pee yow yaay chef de l'opposition Idriss Seck la mais gi duñ toll ni kan la ñu gis mu gën a visible ci télé yeeg ci internet yeeg yooyu ci journaux yi di wax daanaka Sonko rek mooy wax lan moo indi muy wax man jàngat bi ma ci amee mooy que ne opposition bi dafa am 2 vagues vague Sonko ak vague Idriss Seck parce que Sonko jàpp na ne ñee mën naa ne en quelque sorte que ne du ñu ay nit ñoo xam ne ñi ñu fiable parce que par rapport ak seen passé moo tax moom mu ber langam di doxal di décider boppam quoi di doxal ay mbiram booy xool moom rek ngay gis muy génn ñee tamit mu mel ni ñoom dañu toog di jàngat que ne comme moom dafa bëgg a doxal boppam ñun nañu toog seetaan ko. ndax jàpp nga ni Ousmane Sonko mën na nekk adversaire de taille pour Macky Sall peut-être buy présenté wu élection 2024 wala keneen ci membre opposition bi. non mën na ko nekk bu teyee tuuti mën na ko nekk xam nga des fois saf wax saful wax des fois day sofloo doomu aadama des fois bu fekkee ne fukki wax yoo wax daanaka mën naa ne juróom-ñeent ya gars yi indi la ay preuve yu palpable tegal la ne la li nga wax fii amul daanaka day xaw a mujjee dalay fay tuuti te boo xoolee ci njànginu doxalinu politique guddi ñu toll nii ñun defatuñ ko dañoo toog ne di seen seetaan rek mais xam nañ ne ñoom ñëpp mburu foofu ko fëriñ ñoom ñëpp a yem ku ci faloogul di nga ne man dinaa def lii dinaa def lee dinaa def lee dinaa def lee l'impossible sax di nga ko wax pour bëgg rek ñu takkal la galon yi nga daal di toog mais boo xësee ba toog am na réalité bu lay xaar la lay xaar ñëpp xam nañ ko nous sommes colonisés par les Français seen doxin la ñuy dox seeni wax la ñuy wax bañ na ko ba ci seen langue la ñuy làkk ci ñoom la ñuy roy kon fu mu bëgg ñu jaar fa la ñu teg suñu tànk keneen nag ku bëgg a wax leneen peut-être di nga ko wax pour opposer wu rek ba nit ñi wóolu la fal la mais après boo paree ñooñu ngay rejoindre ji gis nañ fi nag lu ne gis nañ fi genre promesse bu ne mais bu teyee tuuti mën na am chance daal jàll mais na tey rek na tey. xëy na foofu leer na dañuy dugg ak yow ci benn actualité boo xamante ne ni xëy na siiw na fan yi bañ jógee màggalu Touba gis nañ la fa xew ak ki nga xamante ne moom mooy soxna Aïda nekkoon soxna Cheikh Béthio yàlla na ko yàlla yërëm ñu gis ne tamit kii di ku tedd kii di sëñ Mountakha Bassirou génn ba am nu mu waxee ak moom maanaam coow loolu yow ban jàngat nga ci am. waaw foofu xam nga waxu sëriñ si moom laa ciy wax mooy que ne seen wax ñoom jëfe rek la boo fa nekkee di poser question naan fii la xar yi jaar wala fële la kii jaar da ngay indil sa bopp loraange mooy dafa mel ni ndigal rek jëfe la sant bu bëggee nag nekk ci jàmm ay mbiram yëpp defaru na jëfee li ko xalif bi wax man daal jàngat boobu laa ci am su jëfee leneen lu warok lu wuteeg loolu man de duma ko rafetlu comme murid la te xalif bi mooy xalif général des mourides képp ku mu jëf ndigal war nga ko mën a jëfe même bu dul ci wàllu murid parce que ku nit ñi am yaakaar la te ku nit ñi bàyyi xel la même bu dul murid ku dul murid sax bu la joxee ndigal war nga ko mën a jëfe sàkkantuma ba nga bokkee ci yoon wi
kon dafa mel ni en quelque sorte sa kilifa gu la jox ndigal nga jëfe ko bu ñu dépassé wàllu xalifa gi sa kilifa moo la jox ndigal nga jëfe ko amul question bu ñuy poser amul leneen lu ñuy chercher waaw def naa ko loolu mooy tontu bi après jeex na on avance à autre chose mais leneen lu mu def leneen lu dul loolu day juum daal loolu daal jàngat boobu laa ci amee daal. Lumière du Sénégal. Bienvenue dans le monde de la lumière et de la décoration lumineuse. Notre showroom spécial vous propose un large choix d'éclairage direct, indirect, des lampes de bureau, d'éclairage de plan de travail, des lumières et décorations pour vos maisons, bureaux, salons, salles de bain et cuisine avec de magnifiques spots d'intérieur et d'éclairage mixte ou d'éclairage directionnel. nay leer lampe yu ñu am kenn amu ko li ñu am ci éclairage mënoo ko gis fenn boo duggee ci suñu showroom da ngay yaakaar ni yaa ngi dans la ville lumière te yaa ngi fii ci réew mi fii ci Sénégal bu leen fàttali dañoo am ay applique murale am ay bandeaux lumineux mënee nañu du plafonnier au ras du sol lumière indirecte et décorative que dire du luminaire l'abat-jour qui produit un éclairage décoratif par le biais de jeux d'ombre et de lumière lumière du Sénégal ñoo ngi leen di xaar am ay njëkk yoo xam ne mënu leen ko am fenn ñi ngi nekk rue 22 angle 21 face boulevard Gueule Tapée téléphone 33 822 21 70 35 Petersen avenue Émile Badiane 33 842 65 61 avenue Lamine Gueye angle Ngalonou Diouf 33 822 25 37 la lumière du Sénégal votre partenaire de confiance. xëy na Seydi kàddu yu matale na ñu bàyyi la rek nga joxe sa kàddu tëj. waaw bon li may tëjee rek mooy que ne xam nga des fois dañu naan lu yëngu la ko yëngale ko ëpp doole tey boo xoolee li waral show li lépp mooy fa nu déparé la peut-être que ñun foofu sax liñ ci boros tuuti rek mooy que ne ci wàllu tàggatoo mooy que ne nañu fexe des fois nguur gi nay fexe léeg-léeg bu problème amee mu cay taxaw na mu ca war a taxawee léeg-léeg da ngay gis ci ay fait yoo xam ne ci ay événement yoo xam ne yi yurul dara nga gis nit ka jot ndimbal woo xam ne wi maara day musi boo ko déggee mu mel ni daal mbir mi léeg-léeg day lamboo politique bu fekkee ne yaa nga ca mbir ma dal la bu fekkee ne nekkoo ca mbir ma romb la des fois nañuy agir di jàppale doomu aadama yi te yàlla tax ñu bañ leen jàppale pour intérêt nañ leen di jàppale rek te yàlla tax ñu yaakaar ci payum yàlla bañ ci yaakaar nit ku leen di xool wala ki naan diw mu ngi def wala deful man daal ci côté boobu laay waxee di leen nuyu di leen ziar di leen baal wax yi ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jafandun tuma yabbo di la ñaanal iyo yaay xareeru dalaw piki piki no bin yaay